le maire Petit Gueye mi nga xam ne depuis 2014 moom moo yore mairie bu Sokone moom na dénk li nga xam ne moom mooy wàllu marché Abdou Karim Touré mi nga xam ne moom moo nekk adjoint au maire mais nag ñu am réussite totale si lépp loo xam ne wàllu réalisation sanc nañ yeneen ñaari marché si biir Sokone ku xamoon marché bu Sokone ni mu meloon mairie bi def na si ay jéego yu mucc ayib tabax ay cantine yu weddi gis bokk si ñu dem ànd ak Abdou Karim Touré. jërëgeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci Sokone TV tey ñu ñëwaleen leen fii nga xam ne moom moo nekk Sokone ci commune bu Sokone le maire bi nga xam ne nag moom moo nekk Petit Gueye tey réalisation yi mu def ci biir Sokone rawatina ci wàllu marché mu dénkoon ko ki nga xam ne moom mooy adjoint au maire moom itam mu nekk monsieur Abdou Karim Touré mu def lu bëri ci commune bi monsieur Touré ñu ñëw ak yow rek nga wax ñu ci boo présenté ba pare nga wax ñu ci wàllu marché fan ngeen toll ci dëkk bi ak fan ngeen jëlee marché ci Sokone. waaw asalaamaaleykum Makayre maa ngi lay nuyu bu baax di la jaar di kontaan bu baax a baax ci ñëw bi man nag comme ni nga ko waxee lépp lu jëm ci wàllu jënd ak jaay wàllu marché man la ko le maire Mamadou Moustapha Gueye dénk donc yàlla def na aussi wax dëgg ne xel bi ñuy jot dëkk bi am na fu ñu fekkoon jënd bi ak njaay bi ak wàllu commerce bi wàllu marché bi tey aussi am na foo xam ne wax dëgg yóbbu nañ ko fa parce que Sokone en 2014 benn marché moo fi nekkoon muy marché central bi nga xam ne mu ngi nekk quartier Léona tey nag yàlla yóbbu nañu ba am na ñaari marché donc suba incha allah alterné le 6 décembre 2021 si lañ fas yéene inauguré ñetteeli marché bi nga xam ne mu ngi nekk quartier Santhie ba donc loolu vraiment mu nekk ay jéego yoo xam ne wax dëgg ne xel la ñoonu def nañ ko ci biir Sokone parce que Sokone aussi du dëkk bu ndaw dëkk bu mag la parce que 12 kilomètres carrés rëy na rëyut mais da ngay gis ñoo xam ne dañ doon xëy pour jóge seen kër yi dem marché dinañ def 1 kilomètre 500 wala 2 kilomètres donc nag pour soulager vraiment ñenn ñi surtout jigéen ñi nga xam ne dañ koy def bés bu nekk mu xawoon métti ci ñoom looloo tax monsieur le maire ci xarañam ak ci gis-gisam mu ne Sokone war na mën a amaat yeneen marché secondaire loolu moo waral marché Diamaguène Centre aussi marché Santhie ba bi nga xam ne mu ngi nekk ci kaw tali donc yooyu yëpp vraiment mu nekk ay jéego yu am solo yoo xam ne def na ko ci wàllu marché yi ci wàllu jënd ak jaay. d'accord alors ñu ñëw gis marché Sokone ni mu meloon avant ngeen di jot mairie bi dafa demoon ba nit ñi di doon ragal wàllu sécurité bi en plus jaaykat yi ak jëndkat yi amuñu woon bu baax a baax fu ñu mun a def seen i bagage tey ngeen tabax fa ay cantines yu bëri pour permettre ñooñu ñu mun a nekk ci sécurité bu normal est-ce que loolu lan moo ko waral pour population bi la wala da ngeen ko def pour am ci dara. waaw mais loolu li ko waral yëpp mooy dañ ko def pour jàppale population bi. parce que aussi on peut la wane fii activités yi si ëpp doole mooy wàllu jënd ak jaay donc bu ñu mënee faciliter nit ñi aussi ñu mën a def seen activité comme il faut loolu aussi nekk na loo xam ne wax dëgg ne xel la loolu suñu mébét la woon te def nañ ko si biir marché Sokone bi non seulement tabax nañ ay cantines yu bees mais réhabilité nañ ay cantines yu bari surtout cantines yu njëkk yi nga xam ne mu ngi féete si kaw tali bi loolu ren yàlla def na at bii passé defaraat nañ si yu bari yëkkatiwaat ko ci kaw defaraat toiture defaraat ko vraiment ba mucc ayib bu nga seetloo beneen mbir aussi mooy marché bi dafa xatoon trop comme ni nga ko waxee. donc luuma bi si biir marché bi la woon ak li woon marché bi yàlla def na aussi vraiment luuma bi ñu toxal ko yóbbu ko ci place de l'Indépendance xam ne mbaali sàkket yi nemoon si biir marché bi at yi waroon marché bi yëpp nga xam ne loolu danger la woon boo xam ne mbaara day taali boo jëyee amoon mun na yàq lu bari mbaar yooyu fexe nañ ba dindi ko fa fi mbaar yi newoon si biir marché bi ñu def ay cantine ak ay mbaari geng yoo xam ne wax dëgg ne xel la nit ñi dañ ko mën a jaay te duñu am benn jafe-jafe si biti aussi si gannaaw marché bi sànq bi ñu fa jaaree gis ko foofu nga xam ne ay mbaar la woon wax dëgg ne xel bu luuma bi passé mu tilim nekk melokaan yu day waar aussi fexe nañ ba foofu wax dëgg ne xel la fii ak weer cantine bi mucc ayib ya nga xam ne ñu ngi ko fay tàmbali nit ñaa ngi ko fay def fii ak weer dina mun a fonctionner incha allah wala. donc mu nekk ay jéego yoo xam ne daal wax dëgg ne xel la gis na am na ci biir marché bi ba nga xam ne changé na xam-xaram bi marché Sokone bi.
d'accord monsieur le maire comme ni nga ko waxee ngeen programmé pour indiwaat encore beneen xarxanami Sokone mu nekk loo xam ne lu am solo la askan wi yëpp kontaan bu baax rawatina nag ngeen yëkkati marché yi yóbbu ko si quartier yi ba nga xam ne ñooñu le fait que ñu doon déplacé fii ñëw buuxante beeg yeneen ak yeneen dinañ mën a yem si seen quartier def ko fa et surtout marché yi dafa nekk marché yoo xam ne marché yu moderne la koppar googu yëpp ngeen si def est-ce que mënees nga see ñëw expliquer ñu li waral lu dëgg-dëgg. waaw mais loolu li ko waral rek mooy xam nga dëkk koom-koomam dafa war di dox koom-koomam nag li koy mën a doxal mooy vraiment ñu créé loo xam ne nii mairie bi dina si mën a am ay recettes non seulement di nga dimbale askan bi mais dañ si mën a jëlee ay recettes parce que boo defaree marché bu bees nit ñi dañ fa dem di jaay dina wàññi seen fitna mais mairie bi aussi dina si gagné parce que taxe la fay jëlee taxe yooyu dañ ko mën a dugalaat feneen wala beneen quartier boo xam ne soxla na marché sax taxe yooyu nga xam ne jógee na fa dinañ ko mën a yaxanal ba nga xam ne dañ mën a tabax beneen marché ci beneen koñ wala ñuy def ci leneen ak leneen loo xam ne luy jëriñ askanu Sokone donc loolu wax dëgg na xel la population bi ñu koy rafetlu parce que marché bi nga xam ne ñu ngi ko war a inaugurer bees marché boobu doléance la boo xam ne ça date de plus de 15 ans waa koñ boobu yàgg nañ koy laaj mais yàlla def na alhamdulilah ci suñu jamono la ko yàlla réalisé loolu aussi ñu ngi si sant yàlla bu baax a baax di wax rek ne ñun li ñu ñor mooy askanu Sokone lu jëmale dëkk bi kanam lu noppal nit ñi noppal jigéen ñi noppal ndaw yi noppal borom kër yi te loolu aussi wax dëgg ne xel marché yi ñuy def ni dina si jouer rôle bu am importance. d'accord monsieur le maire tey ñu dénkoon la lépp loo xam ne wàllu marché la nga liggéey si def si jéego yoo xam ne ku dëkk si biir Sokone xam na ne def nga si jéego yu am solo tey lan ngay wax askan wi ak aussi kóolute bi le maire wóolu yëkkati marché lu toll ni marché teg ko si sa loxo te xam nga ne marché nag dafa bëri jafe-jafe daanaka askan wi yëpp foofu la ñuy dawali. waaw alhamdulilah sant yàlla rek parce que nit ñi moom boo bëggee liggéey si domaine bu mel ni marché dafa xaw a complexe mais nag li yombala sa liggéey rek mooy nga fexe ba ñi nga xam ne ñu ngi fa nekk ngay jokkal ñoom di diisal ñoom di dox seen i bëgg-bëgg di leen di jàppale aussi vraiment ba yenn jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jonkante ci biir marché bi jafe-jafe yooyu nga mun ko saafara te loolu ñu ngi siy dox ba su ne duñ toog ñaari fan wala ñetti fan yoo xam ne demuñ si marché bi xool yi jafe-jafe yi waxtaan ak nit ñi xool lan lañ ci mën a defaat lu bees loo xam ne luy jëmale bi kanam donc loolu yëpp vraiment ñu ngi siy remercier monsieur le maire si confiance bi nga xam ne jox nañu ko alhamdulilah wax dëgg na xel la mun nañ sant yàlla ci loolu bu baax a baax xam ne la ñu joxoon def nañ si loo xam ne wax dëgg na xel la lu bët mën a gis la lu feeñ la te loo xam ne aussi lu jëriñ askan wi loolu ñu ngi si sant yàlla bu baax a baax. monsieur le maire waxtu wi jeex na ñoo bëggoon rek nga ñëw ak ñun aussi noo gisee Sokone TV ak sa dernier discours ndax tey gis nañ ne waa Sokone ñoom ñooy soxlawaat monsieur Petit Gueye ñu joxaat ko la commune ñu ànd gunge ko mu mottali yéeneem si biir Sokone concept boo xam ne population bi moom moo ko wax du Petit moom moo ko wax askan wi ñoo ne ko dañ koy gungewaat encore mu mottali yéeneem si biir Sokone. waaw te marché yi nga xam ne defar nañ ko ma si doon àddu léegi. lenn la nag si li nga xam ne réalisation yi nga xam ne def nañ te yaakaar naa ne askan wi aussi wax dëgg ne xel gis nañ monsieur le maire Petit Gueye fi mu jëlee Sokone ak fi mu ko yóbbu donc am na yeneen ak yeneen domaines yoo xam ne buñ ko doon wax fii ba suba duñ ci jóge donc loolu aussi alhamdulilah sant yàlla ñi nga xam ne aussi population bi ñu koy defal aussi gis nañ loolu te kontaan nañ ci loolu rek ñun mooy suñu satisfaction ñu defar benn mbir ñi ngi koy defar gis ne li nga leen defal bëgg nañ ko ñu kontaan loolu bu amee rek ñun dañuy sant yàlla bu baax bëggatuñ leneen te loolu wax dëgg ne xel la am na li may wax rek population mooy li ñuy defar muy marché yi ak yeneen ak yeneen ñoom ñoo ko moom nañ ko toppatoo rek defar ko ni war a kii ñu bañ ko yàqu vraiment toppatoo bu rafet xam ne ñoom ñoo ko moom mun leen a jëriñ aussi mun a jëriñ génération yi nga xam ne ñu ngi ñëw donc ñu ngi leen di gërëm aussi waa Sokone TV bu baax seen liggéey rafet na trop wax dëgg na xel yéen a ngi jàllale ay information yu am solo rawatina ci commune Sokone ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen masawu et puis di leen ñaanal fi ngeen bëgg a yegg yàlla yóbbu leen ñu ngi leen di gërëm leen di sant jërë ngeen jëf mbokk yi ñu doon seetaan mu nekk Abdou Karim
Touré mi nga xam ne mooy adjoint au maire ñu dénkoon ko lépp loo xam ne wàllu marché la si commune bu Sokone Sokone TV nag ñëw àndoon ak moom ndax nag dafa am ay yeneen marché yoo xam ne sa sanc ba dañ ko war a sanc jox ko askan wi yàkkamti woon ko loolu mu nekkoon demande boo xam ne mag na ay xale yu bëri monsieur le maire Petit Gueye bi mu ñëwee ne lii dafa bokk si sama yitte si la ko liggéeyee ba normal tey jii nii mu jox ko ñi nga xam ñoom ñooy waa sanc ba di leen di sant di leen di gërëm dinañ àndaat ak yéen encore si yeneen réalisation yi nga xam ne le maire def na ko si commune bu Sokone